ak yéen saa su nekk ci programme yu rajo Futur Média yegg si nañu ci seen émission daan corona bëreek mbas mi fexe nu ñu ko daane am ndam ci kawam loolee nag dafa bari fu ñu koy jaar bokk na ci mbirum sensibilisation bi bokk na ci mbirum information bi seen émission daan corona ci rajo Futur Média ci foofee lay taxaw di ci waxtaan ak i kàngam di ci waxtaan ak i spécialiste di ci waxtaan ak ñoo xamante ne ji kon borom yi kàddu lañu ngir ñu mën leen a déglu ñu jëm rek ci lii di coronavirus beeg tolluwaay gi gis nañu ne bakkan yi nga xam ne ñi ngi ciy des ñi ngi gën di sakkan ci réew mi ndax ñi ngi wax léegi 76 décès li ko indi bokk na ci 3 décès yi nga xamante ne ji kon Sénégal enregistré na ko mu di information bopp ministère de la santé et action sociale ñoo ko siiwal dem mais du ñu sore ci waxtaan wi comme ni ma ko waxee sànq rek mbirum sensibilisation gërëm bu baax a baax it docteur Aloyse Waly Diouf mi nga xam ne daan nañu faral di ànd ak moom ci wile waxtu naka noonu it bépp professeur bépp docteur boo xamante ne ji daal da ngay ànd ak ñun ci daan corona di joxe sa xalaat di informer di sensibiliser yooyu yëpp jëm rek ci nu ñu mën a jaajoo ba am ndam ci kaw Covid 19 bi nga xamante ne ji kon waxuma la Sénégal waaye àdduna bi yëpp la lëmbee ñi ñu dénk wàllu paj meek ñi yore doxalinu réew mi di ci def jéego yu am solo di leen ci félicité bu baax a baax di ñaan rek ñu gën ko yokk ki ñu njëkk am ci waxtaan wi tey jii moo di Abdou Samad Diouf mi ngi bokk ci plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes mu di plateforme boo xamante ne ji kon direction de la protection civile moo koy piloté Abdou Samad Diouf maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Mouhamadou Ndiaye. waaw di am mbégte bu baax a baax di la fekk ci plateau bi. jërëjëf di rafetlu bu baax a baax aussi liggéey bu am solo bi nga xam ne RFM mu ngi koy def. jërëjëf parce que damay wax rek ne àdduna moom bu réew tollee fi mu toll ku ci nekk dafa am maanaam nu mu war a def pour doy waaram. yéen nag depuis que mbir mi commencé très franchement pour dire vrai gis nañu liggéey bu am solo bi nga xam ne macha allah yéen a ngi koy def. jërëjëf ci yeete ci taxawaay. donc vraiment loolu askan bi ñu leen ci jaajëfal bu baax voilà merci beaucoup. yéen it yéen a ngi ci liggéey bu am solo loolu sax laa bëgg ñu waxtaanee ko ak yéen xam nga bu ñu waxee plateforme nationale réduction des risques et catastrophes donc lu nekk ngi ci biir lépp luy lor doomu aadama Samad baal ma wàññi rajo bi nekk sa wet ndax dafa mel damay déggal sama bopp. waaw yéen a ngi ciy def liggéey bu am solo bu mucc ayib. mais li ñu seetlu jamono ji bëgg ko waxtaanee ak yow mooy dañu gis ne bi ñu indee ay assouplissement mu di woyofal Samad baal ma wàññi rajo bi voilà baal ma wàññi ko comme ça voilà ci la dég-dég bi gën a neex ma ne bi ñu defee assouplissement maanaam indi woyofal ngir nit ñi mën a dund ak jàngoro ji dafa am leneen lu ca toftaloo mu di wàllu relâchement loolu moom nemmeeku nañu ko du ci Ndakaaru rek sax daanaka Sénégal gi yëpp donc fay nemmeeku sa gis-gis ci loolu. waaw loolu moom lu constat la boo xam ne yaakaar naa ne ñoo ko gisandoor muy relâchement bi nga xam ne dañu ko gis ci askan bi mu nekk loo xam ne dolli na njàqare ak tiitange ci li nga xam ne mooy li xew. parce que dama gis ne au début engagement bi nga xam ne ak matuwaay yi nga xam ne aussi nguur bi ak population bi jëloon nañu ko pour jël les mesures barrières ba ku ci nekk xam ne li nga xam ne mooy mbas mi dafa nekk loo xam ne lu dangereux la loo xam ne mi ngi gën a propagé wu donc mais bi ñu def certain moment dañu gis ne sénégalais yi ñenn ci ñoom dañu jàpp ne mbir mi dafa jeex te mbir mi ba léegi ñu ngi fi. mu nekk loo xam ne aussi ñun en tant que ay acteurs ñoo xam ne aussi dañu nekk ay porteurs de voix nekk ñoo xam ne ci membre plateforme nationale la ñu bokk réduction risque mu nekk loo xam ne nag dañu gis ne lii raam te ci ñag bi la jëm te la nga xam ne xew na ca bi réew yu mag ya dañuy bañ mu xew suñu réew ñu jàpp ne chaque sénégalais dafa am une part de responsabilité tey ci li nga xam ne moo xew parce que li may wax le problème du virus là nekkul un problème politique ou bien un problème d'appartenance dafa nekk loo xam ne tey képp koo xam ne rek doomu réew mi nga jàpp nañu ne ko mën a sol sa dàll jël sa làmmiñ wala jël sa alal maanaam dugal ko ci pour que lii nga xam ne mooy mbas mi mën fi jógee. mais ñun li ñu nemmeeku tey mooy que ne ndaw ñi surtout ndaw ñi ñoom laay waxal parce que tey dangay dégg sax ñu ne feebar bi mag ñi lay gën a sonal mag ñi lay gën a faagaagal mais mag ñi demuñu ñan ñoo koy indi di ko jox mag ñi loolu aussi question la boo xam ne dañ ko war a maanaam poser parce que dangay gis tey boo demee jéeg nga xool xale yi nit ñi dajaloo doy na waar
soo demee ci terrain football yi nga gis xale yi nit ñi dajaloo doy na waar te loolu yëpp dama jàpp ne état bi dafa war a continuer di jouer rôle am comme na mu ko war a jouer ma continuer jël ay matuwaayam parce que am na loo xam ne xëy na ñun sensibilisation lañ mën a def waxtaan ak population bi conscientiser leen xamal leen ne que ku ci nekk nag war na mën a continuer respecter les mesures barrières yi nga xam ne mooy suñu médecin moom la ñuy wax mais tey dañu gis tey ku ci nekk da ngay def lu la neex da ngay def loo xam ne tax da ngay dajeeg ay hommes de tenue ñu gis population bi dajaloo ku ci nekk def lu la neex ñu toog di la seetaan loolu nag dañu jàpp ne tey dañ koy ñaanal encore état bi pour gën a dimbalee maanaam nit ñi ci xeex bi maanaam que tey à la base l'administration à la base dañoo war a am liggéey bu am solo bu ñu liggéey ci mbiru mbas mi parce que lépp dañ ko jël rek concentré ko ci ministère de la santé mais ministère de la santé seulement mënul régler le problème nu mu ko di problème mu mbas mi dama jàpp ne même les sous-préfets les maires collectivités locales yi ñu ci bëri li ñu gën a toppatoo mooy dund bi man dama yaakaar ne nit balaa muy tal dund dafay tal wër mais tey bu dund bi jógee gis na ko coow li mu bëree ku ci nekk yaa ngi jóg ceeb bi aw ma fii aw ma fële mais fàtte nañu ne am na loo xam ne balaa ngay tal ceeb da nga war a tal sa wérgu yaram donc collectivités locales yi les sous-préfets nañu gën a organiser wu ak les associations mooy li nga xam ne moom la ñuy wax les OCD créer ay conseils consultatifs de quartier dem vers les populations dem ci marché yi dem ci caras clando yi dem ci li nga xam ne ay lieux publics la gën a waxtaan ak population bi parce que fan yii dégg na li wàññeeku ci réew mi ci ay néew ci wàllu mbas mi te bu ñu toogee di seetaan loolu mën na gën a ëpp loxo moo tax ñun ñu am ci njàqare am ci tiitaange yàlla def na nag démb dem nañu sur le terrain am jeunes yoo xam ne dem nañ wax am ci côté géej Abdou Samad waaw loolu dinaa ci ñëw mu di programme bu ngeen teg wala lu ngeen di nësër jëm ci sensibiliser ñi di askan wi rawatina jeunes yi dinaa ci ñëw mais ci sa biir wax ñaawlu nga Abdou baal ma wàññi rajo bi nekk sa wet waaw ok suñ ko mënee fay sax moo ma gënal nga baal ma waaw allez-y voilà Abdou c'est bon voilà c'est nii la dàqee waaw merci Abdou Samad maa ngi déggaat sama bopp ba léegi de ok damaa xamul mën nga ko fay bu la neexee voilà c'est bon comme yéen da ngeen di xeex mbiru risque ak catastrophe te risque weesuwul di wax di déggaat sa bopp bal ma rek nga fay ko sànq maa ngi woon ci loo wax sànq ci sa biir waxtaan mu di nit ñi ak ni ñu bàyyile ko nga ne autorité war nañ cee gën a taxawaat fa ñu tegoon seen tànk ñu tegaat ko fa ndax assouplissement yi bokk na ci li jur lii laaj bi di ndax problème communication amul ndax bu ñu ne nañu dund ak jàngoro ji am ñu ko jaawale dundal jàngoro ji ndax du problème communication moom moo am foofu. waaw effectivement loolu bokk na ci li nga xam ne damay wax toujours ne communication de nos autorités parce que apprendre à vivre avec le virus xëy na peut-être l'intellectuel mën na comprendre la ñuy wax. mais bu fekkee ne un Sénégalais comme moi nga xam ne tey sama njàng soriwul mën nañu jàpp ne apprendre avec le virus mooy que rek nañu dund ak moom lu ñëw baax na. nañ ko yemale si groupe xëy na loolu. te xëy na loolu dafa laaj dégg-dégg bi mu laaj mooy que ne comme ni ñu ko expliqué y a un problème de communication. problème de communication boobu am dafa nag nekk loo xam ne dafa war a dem à la base moom moo nekk sànq li ma doon rappelé wu mooy que ne les conseils consultatifs les bàjjenu gox dañ leen war a gën a organiser. gën a dem jege askan bi am benn approche maanaam inclusif ak participatif que nga xam ne tey man ñi nga xam ne maa ngi dëkk Diamaguène Sicap Mbao nekk koo xam ne dama nekk leader d'opinion ñu xam ma dem vers les populations gën a waxtaan ak ñoom gën leen a conscientiser gën leen a ñaax ci les mesures barrières mais tey pour dire vrai état bi maanaam que tey ci côté communication am na lu bari loo xam ne dafa des bàyyi ne ko bi am man damay wax dëgg parce que tamit comme dëgg moo ñu fi tax a toog te lu baax moo ñu lañ ci jublu defar waaw ñun ñëpp dañuy defar bu fekkee am na ay failles dañu jàpp ne failles yi fii war nañ ko mën a cas aussi c'est pas à l'état seulement de régler le problème de la lutte contre le corona les populations aussi ils ont une part de responsabilité pour accompagner l'État mais kan yor maanaam li nga xam ne moom mooy maanaam que yetam mooy état parce que tey mesures yi nga xam ne waroon nañ ko jël di sanctionner ñi nga xam ne nangu ñu yor masque di fexe ba ñi nga xam ne aussi nangu ñu dégg kàddu yi nga xam ne moom la médecin yi santaane ñooñu aussi dafa war a ay sanctions yu dem seen kaw donc loolu moom mooy tax tey mbas mi
li nga xam ne tey ñu ngi ci lore ñu mun ci jóge. Très bien. mais communication boobu nga wax. très sérieusement dafa nekk loo xam ne lu manqué bu baax a baax la loolu nag ci lañu war a taxawaat fexe ba ki nga xam ne xamul ñu xamal ko ñun nag suñu rôle ci loolu lañu nekk. très bien ci loolu ngeen nekk muy seen rôle sànq xam nga vacances yi ñu ngi ñëw. te ku ne vacances xel dafay dem ni ñuy fréquenter plage yeeg yenn lieux publics yi yéen à votre niveau au delà de sanctions yi mu di taxaw ci plage yi ne bu fa kenn dugg loolu moom ñuy takk derrière gars yi ñoo ko mën. mais yéen ñi nga xamante ne ji da ngeen di yëngu ci luy wàññi ay catastrophe ak ay risques yu mel noonu. est-ce que yéen a ngi teg benn plan benn programme de sensibilisation ngir dem ci barab yooyu. wax ak jeunes yi ba ñu mën a moytu daje yi rawatina ci plage yi. effectivement parce que démb rek man dem naa plage Mbatal fi nga xam ne mi ngi nekk à Thiaroye-sur-Mer ba ma fa demee aussi waxtaan naa presque plus de centaine de jeunes yoo xam ne ku ci nekk dem naa waxtaan ak yow mais ñi ci bëri aussi di expliquer danger bi am na ñoo xam ne très sérieusement comprendre nañu la nga xam ne moom la ñu wax mais mooy li ma wax rek ñun suñu rôle mooy sensibiliser. incha allah tey bii danañu dem ci les marchés am na marché yoo xam ne tey ci biir commune Diamaguène Sicap Mbao ak suba incha allah danañu dem Thiaroye-sur-Mer dem sensibiliser waat li nga xam ne mooy population bi mais ki nga xam ne tey li ma bëggoon rencontrer li nga xam ne mooy les autorités waxtaan ak ñoom pour ñu mun ñu accompagner au moins nga xam ne mooy côté géej gi foofu man dama ci am tiitaange parce que boo fa demee sa yaram day daw da ngay gis xale yi ni ñuy nekkee ensemble. mu nekk loo xam ne c'est un danger public parce que ñoom bu ñu jógee fa ñu jógee ci kër yi la ñuy dellu bu ñu delloo ci kër yi mbir mi mën na dana propager wu foofu dana am ñoo xam ne danañ leen wàll te loolu aussi état bi daf ci war a jël ay responsabilités. mais jéego yooyu ngeen di def Abdou Samad mu di dem ci plage yi dem ci marché yi xam nga aussi fooy dem da ngay paas baa boog dara lay yóbbu ndax am ngeen ay moyens yu leen ci gunge ngir ngeen matal seen mission. waaw xam nga damay wax comme ni ko waa RFM di defee am na loo xam ne doo ci xaar état. selon suñu moyen la ñu am. lañu rek mun a def. très bien tey li may wax chaque individu a le devoir d'aider son pays d'une manière considérable. merci loolu mooy suñu wareef ñun. jërëjëf et bu fekkoon tamit ne état maanaam accompagné nañu. de plus loolu duñu ko bañ. parce que tey mbir mi xew c'est pas on n'a pas besoin qu'on nous donne de l'argent pour lu ñu def ci suñu poche mais au moins comme ni ñu ko expliqué war nañu am ay flyers war nañu am ay t-shirt yoo xam ne peut-être war nañ ko mën a jox des jeunes. moyen de transport moyen de transport. bu ko defee ñu dem vers la communauté waxtaan ak ñoom maanaam dem ci biir kër yi di sensibiliser di tax ay affiche di gën a ñaaxaat nit ñi pour que ñu gën a jël li nga xam ne mooy barrière loolu ak maanaam waxoon naa ci ak le docteur Aloyse Diouf pour que ñoom ñu ubbi seen i buntu fexe ba maanaam recevoir ñi nga xam ne ñoom ñooy association yi créer ay conseil consultatif de quartier comme ni ma ko waxee woon bu ko defee incha allah def ay caravane comme ni ko Ndoye Bane di defee parce que boo xoolee liggéey bu am solo bi Ndoye Bane di def partout au niveau du Sénégal. mais c'est à saluer. pour mel ni Ndoye Bane. et il mérite d'être accompagné. n'est-ce pas. xam nga ci yan condition la koy def mais jàpp naa ne ci patriotisme la koy defee. ak bëgg lu baax pour dimbali réewam. kon donc état bi ne recensé ay personnes yoo xam ne ay leaders d'opinion lañu. très bien jéem leen maanaam impliqué. le combat. jërëjëf maanaam ba man tey des lutteurs ku mel ni ay ñoom Modou Lo ku mel ni ay ñoom Balla Gaye ñooñu peut-être am na ñu leen di déglu ci réew mi ñooñu war nañ leen impliquer les sportifs tout le monde mais mbir mi da ngay dégg rek gars yi toog fee ñun joxoon ñu suñu wàll ci mar bi joxoon ñu suñu wàll ci mar bi mais loolu du régler le problème. très bien le problème aujourd'hui li koy régler mooy que ne mbas mi li ko fi jëlee ñu dem sensibiliser population bi. jërëjëf Abdou Samad Diouf waxtaan ak ñoom loolu je pense que moo régler le problème te incha allah. bis bi ñëwul semaine prochaine danañ dem vers ñoom gën leen a jox suñu plan d'action li nga xam ne moom la ñu bëgg a def durant 2 semaines bi ñu jëm ci wàllu maanaam gën a ñaax askan bi gën a waxtaan ak ndaw ñi dugaat ci biir kër yi waxtaan ak ménage yi au moins que bu ñu ko defee dañuy jàpp ne ñun suñu wareef danañ ko def te yàlla mën nañoo dimbale ci mbaaxam ba mbas mu jóge fi yàlla moo ko fi indi. Abdou Samad Diouf Abdou Samad Diouf jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax a baax. voilà merci beaucoup jërëjëf xam nga boo duggee ci mbir soobu caa xol loo ca wax rek da ngay jàpp ne doyul waaye yaakaar naa li am solo wax nga ko ñu déglu ko bu baax a baax rafetlu ko wax na ci sensibilisation bi wax na ci programme yi ñu bëgg a teg wax na ci li mu jàpp ne daal warees na faa mën a jaar ngir kenn ku nekk rek jàpp ci xeex bi moom Abdou Samad Diouf bokk ci plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes mu di plateforme boo xam ne ni ma ko waxee sànq direction de la protection civile ñoo koy piloté
ñi ngi koy gërëm bu baax a baax junj na it lu am solo mu di les patrouilles de Ndoye Bane wax na dëgg patriotisme moo ko ci dugal waaye bu weesoo loola it yéene ju mu am ci di fësal liggéeyu takk der yi bokk na ci li koy dugal li ko ci dugal Ndoye Bane Abdou Thiam Ndoye Bane moom daa mel ne ku ñu ngéntee xaalisu armée sonn na ci lool waaye nag noonu la xam nga bu fekkente ne ñoom dañuy def te muñu di wax il faut que am ku leen di jege di leen waxal mais dans une organisation nag très très voilà quoi organisation bu tegee ci yoon ñi ngi koy gërëm bu baax a baax àndaat ak keneen koo xamante ne jiit day baax ñu dégg kàddoom ci jamono ji jëm ci ñaax askan wi jëm ci yee nit ñi waaye it jëm ci yëkkati kàddu ngir nit ñi gën a ànd ak conscience bu mat sëkk ngir moytu coronavirus bi kooku mooy Adji Diarra Mbergane Kanouté soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed Aliou. déet Mouhamed Aliou nag maa ko dàq moom. Mamadou Mouhamed Ndiaye la. Mouhamed Ndiaye maa ngi lay fay bu baax. jërëjëf Adji Mbergane Kanouté di nuyu waa RFM yëpp. jërëjëf secrétaire exécutive bu plateforme Femmes Debout Riposte Covid 19 fii ci àdduna sax la ñuy wax dañu ne loo bëgg mu jëm kanam jox ci jigéen ña cër bu mat sëkk laaj bu njëkk bi mooy xeex bi ñuy xeex Covid 19 ndax gis nga ne impliqué nañu ci jigéen ñi bu baax a baax implication bi war. waaw kii Mouhamed yaakaar naa ne xeex bi tey nga xam ne ci la ñu nekk muy Covid 19 bi ñu ràññee ci nag taxawaayu jigéen ñi naam mënoon nañu gën a impliqué jigéen ñi sax ci li nga xam ne mooy xeex bi waaye jigéen ñi xaaruñ sax ku leen impliqué mën naa ne jigéen ñi dañoo xam seen rôle xam li nga xam ne mooy seen wareef ak li ñu war a taxawee ni ñu koy defee ci muy ci wàllum ut jàmm lu mel ni ca Casamance lu mel ni xeex ak yelleef jigéen bi Covid bi jógee jigéen ñi dañoo jóg taxaw yaakaar naa ne plateforme bi nga xam ne tey man ci laa bokk bi ñu amee premier cas importé bu dugg si fii ci Sénégal la ñu taxawal plateforme bi nga xam ne tey ñi ko teg muy ay jigéeni député ak tamit jigéen ñoo xam ne dañu bokk ci société civile bi lu mel ni ay COSEF ay observatoire de la parité AFAO ak lu mel ni tamit Croix-Rouge sénégalaise ñun parlementaires yi ñu taxawal ko ak ñooñu pour lëkkaloo indi tamit sunu kaddu ci mbir mi ndax suñu plateforme bi kat dañ ne chaque voix de femme compte mooy baatu jigéen bu nekk dafa compter donc ci loolu la ñuy liggéey boobu ba tey di def li nga xam ne mooy ci sensibilisation bi ak tamit li ñuy wooye conscientisation mooy yóbbu information ci goxaat yi rawatina ci jigéen ñi nga xam ne ñooy cible bi nga xam ne ñun mooy suñu cible de cœur ak tamit liggéey ci li nga xam ne mooy stigmatisation parce que dañuy wax lu bëri ci sensibilisation di wax lu bëri ci sol masque mooy ni ñu takk suñu masque yi waaye am na tamit pàcc bu am solo boo xam ne ñun plateforme bi dañ ci gën a liggéey mooy li nga xam ne stigmatisation mooy ku amoon feebar bi tey jii fa nga dëkk amaana ñu ngi lay daw wala amaana fa nga bokkoon kenn du la boole ci dara donc loolu la ñu gën a taxaw suñu tànk fi mu nekk nii ginnaaw ba nga xamee ne mars ba tey ñu ngi ci sensibilisation ñu ngi ci conscientisation maintenant dañu gën a yokk également tamit li nga xam ne mooy sensibilisation bi parce que dañoo seetlu ne dafa am tuuti relâchement que ne sénégalais yi nañu jàppe jëlee woon bu njëkk ba li nga xam ne mooy Covid bi ragal lool di toog seen kër yi dañoo gis ne dafa mel ni dañoo foog ne dafa jógee ci dëkk bi alors que tey la wàllu gën a aay tey gis ngeen dee yi ni muy gën a bëre dama naan les cas s'aggravent ñu am léegi nombre de décès bu ñuy lim mu am solo lool ministre bi nee na li ko waral mooy feebar yàgg sa kër ñëw ci état bu critique yaakaar naa ne tey sénégalais yi tey la ñu war a gën a mën a farlu gën a ànd ak Pastef gën a mën a respecter les mesures barrières gën a également takk li nga xam ne mooy masque yi parce que nag Covid bi fi mu toll nii toll ko woon ay weer ci ginnaaw donc loolu la plateforme Femmes Debout nekk ki ko jiite nag muy madame l'ancien ministre Awoudia Thiam donc man may la secrétaire exécutive ñu ci ràññee député yoo xam ne yu am taxawaay tamit ci nga xam ne moom la ñuy liggéey ci terrain bi
ci wàllum ni ma la ko waxee muy sensibilisation muy conscientisation muy également li nga xam ne mooy stigmatisation. bëggoon naa am na mbir moo bëggoon a am sa xalaat daata ñuy ñëw sax ci beneen fànn wala nañu njëkkee fànn boobu comme ñu ngi ci Covid bi ndax lale ba moytul moom la ñuy jeexale mais dañuy wax cas communautaire yi ñu bëri ne li ko mën a dindi bokk na ci approche communautaire fii ci Sénégal buñ ko dee wax génne ci bàjjenu gox yi dana jafe lool yow noo gisee xalaat boobu. waaw gis nga approche communautaire boobu noonu déjà bàjjenu gox yi ñu ngi ci biir bàjjenu gox yi ñu ngi ci biir les présidents d'association ñu ngi ci biir président ASC yi ñu ngi ci biir ak ñi nga xam ne la ñuy wooye les bonnes volontés donc xanaa li gën a war a tax rek mooy gën a indi lëkkaloo gën a indi synergie d'action boo xam ne di ci ànd ak également les volontaires de la Croix-Rouge donc approche communautaire boobu noonu tamit population bi dañ ci am wàll. du rek bàjjenu gox yi ñoo war a nekk di def liggéey boobu mais képp ku nekk citoyen sénégalais da nga ci war a bokk parce que tout le monde est concerné rawatina ni ma koy waxee toujours ñun jigéen ñi parce que jigéen ñi ñooy yaay jigéen ñi ñooy ay sœur jigéen ñi ñooy yor ñi nga xam ne ñooy kër yi. kon donc tey jigéen bu ci nekk da nga war a nekk représentant de l'État sénégalais jigéen bu ci nekk da nga war a représenter li nga xam ne mooy ministère de la santé sa biir kër d'abord. sa biir famille ak tamit kër ba topp ci yow les voisins immédiats ak tamit gox ba kenn ku ci nekk da ci war a dugal loxoom ndax lii tey jii lu jéggi doye la parce que cas communautaire yi tey dama naan man damay gis ñu naan guérison mooy ñuy wër bi am na solo waaye tey boo ne tey 100 personnes wër nañu nga ne am nañ 20 cas communautaires dafay mel ni kon wër boobu noonu effet bi waroon am du ko am. parce que 20 cas communautaire yow Mohamed. mën na indi ju lu ñu wooyee lu mat presque 200 cas contact te cas contact yooyu noonu mën na dañ nekk ay cas positif. donc kon du coup dafay nekk chaîne boo xam ne dafay tourner rek. donc autant ñu am ñu wër autant cas yi gën a bëri. autant jàngoro bi gën a law ci biir Sénégal. très bien ma jeexal ak yow ci benn ponk du ma la tëyee lu yàgg député Aïda Mbodj moom nee na dafa am yoo xamante ni dafa wala leer ci bopp askan wi muy ci mu jëm ci gestion Covid 19 am na fi ministre yoo xamante ne ji voilà quoi am na lu bari lu tegee ci seen loxo am na ñu koy doxalee mais lu ci bari dafa lënt ci xelu askan wi mu ne ñooñee dafa bëgg kon ñu dem ca penc ma leeral nit ñi ñuy liggéeyal xam fu ñu toll lu ñu def ak lu des noo gisee loolu. waaw xam nga sama sœur honorable collègue député Aïda Mbodj donc li mu def rôle député la. yaakaar naa ne am na sañ-sañ bi donc def question d'actualité boo xam ne daal di ko indi ko ci assemblée nationale ba au ministre yi nga xam ne ñoo concerné wax ko ak ñoom. loolu yaakaar naa ne ministre yi dañ ci war a kontaan sax. ku mel ni tey Abdoulaye Diouf Sarr dégg naa ko nee na moom ñëw vraiment ci assemblée wax. da koy neex. Mansour Faye tamit pareil. amaan na nag mooy évaluation à mi-parcours yaakaar naa ne man dama ci ànd. très bien donc loolu man dama ci ànd. député bu nekk da ci war a ànd. donc ñu woo leen parce que loolu mooy suñu liggéey ñun député. très bien ñu wax ñu. même bu dee sax c'est vrai jeexagul mën nañu bàyyi ba pare def évaluation bi nga xam ne mooy général bi mais tamit am na évaluation à mi-parcours. voilà dara boo ci nekkee tamit bu dee leerul ci boppu Sénégalais yi wala leerul ci boppu député yi dañu war a ñëw assemblée nationale nañu lii que lañ defagum fii lañ ci toll lii moo ci des fii lañ ci toll fii lañ bëgg a jëm di rafetlu nag président Macky Sall li mu teg muy le comité de suivi ndax loolu tamit dañ fi nekk pour évaluer donc à temps partiel à temps réel donc xool tamit fu affaire bi fu mbir mi toll. très bien kon donc waaw donc député yaakaar naa ne taxawaayu honorable député Aïda Mbodj ñun ñëpp ñoo ci man de en tout cas rafetlu naa ko te yaakaar naa ne ministre yi tamit loolu la ñu yàqamti sax ñëw jàkkaarloo ak askanu Sénégal wax fi nga xam ne fa la mbir mu toll ndax fii léppoo leer léppoo transparent amul dara loo xam ne vraiment ministre yooyu noonu am na lu ñuy nëbb. jërëjëf honorable député Adji Diarra Mbergane Kanouté maa ngi lay gërëm bu baax doon intervenir en tant que secrétaire exécutif bu plateforme Femmes Debout riposte Covid 19 gërëm ko bu baax a baax 9h12 yegg si nañu ci weccoo xalaat ñu koy séq ak waa Sénégal ubbi leen antenne bi 88 628 14 14 jël seen xalaat mu jëm ci coronavirus bi foofu rek nag fa la jëm Covid 19 la ñuy waxtaane mesure barrières yi
relâchement bi ñu bëri seetlu ci réew mi weccoon tey xalaat ana fu ñu mën a jaar kon ba voilà li fi nekk lakkal ju 8 ñu jëlee ko fi loolee la ñuy waxtaanee ci weccoo xalaat ci 88 628 14 14 voilà rikki waay bu ko kenn def mbirum Aba wala Ndoye Bane boo leen wax loolu lii ñu wax lële nañu góorgóorlu rek te dimbali ma ñu yem ci coronavirus bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kilifa gi maa ngi lay nuyu. Alaaji Xaas Mbay Mbàkke Bawol. Alaaji ba yaa ngi ci jàmm. waaye ñu ngi sant yàlla saa ngaabu. waaw. wala Maxari. bu la ci neex waxal. Maxari bi xale yi xamuñ ko moom. bu la ci neex waxal. ay ci Alaaji maa ngi lay déglu. ñu ngi lay ndokkee di la ziare. ci la jëf waay. di wax ci Covid bi rek di xam nga monsieur Baye bu ma dégg ñu naan communication bi jàllul moom. damaa jàpp ne ñooñu ay sabotage la wala ay théâtre kat. vraiment parce que man fii ma dëkk wax naa leen fii ma dëkk ci Touba ak Mbacké. barab bu ne la fa di ñuul moo fa di nekk. ñun amuñu lu dul Cheikh Mountakha Bachir. bi affaire bi amee moo njëkk yëkkati 200 millions joxe. ñu wane ko mu dem sa jumaa ja ñu defal ko ndox mu raxas. ñu yëkkati jël alcool yi jox ko mu jël kaalaam muuru santaane ne daayiratul xidma balaa kenn dugg ci jumaa ji na respecté yii sart kon jàpp naa ne bu ñuy wax naan communication bi des na moom loolu vraiment ay théâtre la. beneen bi ci des Mouhamed Alaaji doguma bul généraliser loola Touba la. waaw mais Sénégal yi am nekk ci Touba. Touba yëngu Touba dong de. voilà mais Touba bu ñuy wax communication baax bi dana ko fu Touba yem mu ne fépp fu murid nekk Touba la. jàppal nañ ñun communication bi fépp fu Mohamed Ndiaye nekk teewal na fa xalifa général de Mouride fépp fu keneen nekk teewal na fa xalifa général de Tidiane et cetera et cetera. mais xaas réew mi xaas duy Mouride rek a fi nekk loolu it bàyyi ko xel. non dama la ñuy wax ne communication bi des na ni ko sëñ Mountakha defee. noonu la ko sëñ Mbaye Simon sa diglee noonu la ko maam Ilham Thiaw Laye defee noonu la fi kilifa diine yëpp. noonu lañ ko seetaane te kenn ku ne am na foo jóg. même jàngu bi noonu lañ ko defee. kon damaa jàpp ne bu ñuy wax communication dama ne ñun ñoo war a relais bi ñoo ko war a eggale. parce que kenn ku ne jàpp na ne la xew Chine xew Italie xew Espagne kenn ku ci ne am nga WhatsApp wala nga am Imo wala nga ku ne information bi daal damay bañ ñu koy diaboliser di wax naan jàllul ak jàll na beneen bi ci des Mohamed. ci Covid ba léegi dafa am benn jàngoro ju am fii ci Mbàkke boo xam ne moom it ci Covid la bokk parce que mooy ceeb bi ñu doon joxe diwlin fii ma dëkk ci quartier Ndoyeen ba fi may waxee ñu dañoo am jafe-jafe lu indi transporter ceeb bi jëlee ko Touba indi ko Mbàkke parce que yaa koy wax toujours ne jege par exemple taxut am courant ñun dañoo jógee Touba mais Mbàkke damaa xamul lan lañ def état wu Sénégal lépp nag te Senghor laa koy tàmbalee ba jooni yàlla tey jafe-jafe bu jëli ceeb bi indi ko Ndoye nag dañ ko am ñun dimbali ñu yàlla même autorité nañ ñu dimbali di transport ceeb bi ñoo jox askan wi ba léegi jafe-jafe boobu dañ ko am te ñu jël suñu milliard def ci loolu mënut a bàcc si newoon bu jox mais faaw moo ci jërëjëf xaas jombul ñoom Mansour Faye ak général François Ndiaye ñi nga xamante ne ji ñoo gàllo wàllu woowee ñi ngi lay dégg waroon naa xam nag ñi sant Mbay ñu leen di summi ndax fajar gi nga may waxu ceeb ak diw moom yow rek ko sañ xaas ñu jëlaat beneen auditeur salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax maa ngi lay nuyu di la dalal ci waxtaan wi. maa ngi lay nuyu tam bu baax. di nuyu waa Sénégal yëpp. jërëjëf. di wax waaw kay pour pexe bu ñu war a def ba mu jóge fii de pexe bi moom ca yàlla la nekk mooy ñu gën a yërëmante. yërëmante comme ni ñuy defee sensibilisation bi. ñun réew lu ëpp ci ñun ay jullit la ñu gëm la ñu daal moo xam jullit ñi la moo xam chrétien yi te am fu ñuy war a làqatu chaque jour masalan ci yàlla mooy lan ku nekk dafa am lu la sa diine masalan sant lu sa diine lim la sant masalan bés boo ko defee rek yow doo ko def bu fekkee ñun wàllu jullit dañ ne la barara wala biraara nit ku nekk na nga fexe ba bul loru na nga daw lor de mais ni ngay dawee ba doo loru masalan bul lor keneen am ñu ñaan nag ay miskin nag surtout masalan taalibe yi tey ñoom tam buñ leen fàtte ci Covid 19 bi parce que am na ay ndimbal yu bëri tey yuñ jëloon ñu ne ci Covid 19 bi te ak dafa baaxut de bëri na tey ñu alku bëri na tey ñu torox bëri na lu dal réew mi tey yàlla xam na ko ak rek la parce que yàlla nag huwal mudabbiru huwal muqaddiru asamaan ak suuf moo ko moom ku nekk tey maak yow yëpp ñoo yem nu ñu ñëwee ci àdduna ñoo yem benn besoin ak ku mu mën a door rek li ma soxla loolu nga soxla loolu la président bi soxla loolu la sëriñ bi soxla ñun ñëpp masalan ñu bokke ko noonu kon xeex bi ñun ñëpp dañoo war a bokk
masalan xeex ko première xeex bi nag mooy tuubal yàlla duñ ko fàtte di ko wax nangoo saraxe nangoo ñaan nangoo jox diine ji cëram ñi ñu tooñ surtout daara yi niñ leen tooñee niñ leen di bundu xataale niñ leen di génne ndakaaru ak yu demee noonu yëpp ñu dimbale leen jox leen seen ak jox leen ay yëre jox leen ay dàll bay di leen maltraité ak yu demee noonu leneen li ci des yal na yàlla génne fi mbas mi ci zahir ak ci baatin yal na ko fi yàlla jële ñi yor diine gi ñiy dem jumaa ak jàkka ñu doon wax ñëpp nañ ubbi jumaa ak jàkka yi ubbi nañ ko nañu def ay ñaan nag ñoom itam dogu ci yàlla ñaan feebar bi jóge fekk jàmm ci barke yonent barke alquran wasalaamaaleykum jërëjëf ñu jëlaat benn auditeur 88 628 14 14 RFM allo allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji Mamadou Mouhamed Ndiaye. kooku. jërë ngeen jëf Jibril Sène la. Jibril na nga def. Seydina waa nax neex gépp a ngi leen di nuyu. ne leen ñoo ngi leen di fay bu baax Jibril. waaw ñu ngi lay fay kon. ay ci ñoo ngi lay déglu sa xalaat. waaw di rafetlu liggéey bi vraiment. par rapport ak communication bi ci Covid bi parce que lu am solo la. maanaam communication bi. surtout nag ci côté maanaam su ma nee àll ba nañ comprendre du question waxin la. côté dëkk yi nga xam ne dafa distant ak capitale Dakar d'abord. ak capitale régionale maanaam dëkki kaw yi daal. voilà communication bi dafay des parce que bu dee port de masque bi daanaka boo ñëwee ci dëkk yooyu matul 3% ñiy sol masque. ak dëkk yoo xam ne boo ñëwee ci grand place yi 100% zéro masque la. ci ban baromètre nga ko teg foo ko mesurer. gis ko. moo tax nga xam xëy dama ko gis 3% yi quoi. man maa ngi bi ma ñëwee léegi ça fait même pas 3 jours. donc maa ngi ci àll bi chaque jour maa ngi ci àll bi. homme de terrain la. maanaam boo ñëwee da ngay ñëw ci penc mi daanaka kenn du sol masque. distanciation sociale bi aussi respecté wuñu ko te yooyu yëpp je pense que ne manque de communication la kon parce que tamit buñ ñu yaakaar ne rajo. am na rajo yoo xamante ni par exemple comme tey yu mel ne ay RFM ak yenn rajo yi Walf ak yooyu am na dëkk yoo xamante ni soo demee jàpp bi du leer du ñëpp a koy mën a jàpp wala du ñëpp am rajo donc il faut que am ay maanaam les ministères yi chargé loolu muy ministère de la santé. ak action sociale il faut ñu am ay ndaw yoo xam ne dañuy dem sur le terrain. du mooy approche communautaire bi ma ne ko mooy approche communautaire bi ñuy wax maanaam. ña nga ca waaw kay. xëy na dafa desee yaatu kay mais ma nga ca. boole ci aussi yéwénalal leen ko. maanaam di leen ci jàppale. di leen ko may masque yi nañ ci jënd lu doy état na jënd ay millions de masques ñu dem ci àll bi même bu dee masque médicalisé bi dafay xaw a cher wala kenn du ko mën a fóot ak yooyu mais ñu utal leen ay masques ci suñu tailleur yi. nga xam ne bu tilimee ñu mën koo fóot ñu dimbali leen ko jox leen ko. beneen bi ci des aussi dund bi na ci état dugal loxoom subventionné ko man waxatuma sax waxu maanaam jënd dund may leen ko mais nañ subventionné dund bi mu gën a yéwén. parce que kenn ku ne xam ne ne koom-koomu Sénégal sagam ci état la wàññeeku waxuma la nag citoyen lambda nañ leen ko yéwénal pour ñu mën cee gën a njëg yi gën a yéwén ñu mën cee gën a mën a jot bu ko defee yenn coono yi ñu doon sonn bay fàtte mbas mi dootuñu leen ci fekk parce que nag gars yi ku ci xiif wala nga am problème mu ceeb daanaka waxu mbas moom dootul nekk sa wax yow waxuloo dundee yóbbu ko sa kër mooy nekk. beneen bi ceeb yi ñu stocké ci àll bi ak ci même Dakar fii da ngay romb ay stock ceeb yoo xam ne commencé naa wisal sax ci koom. mais ceeb yooyu nañ ko yóbbu jox ko ñi ko moom dafa rafetul sax ceeb yi ku romb gis ko xool beeg na jàmbat beeg wax ci rek baaxul sax ci ñi koy lekk nañ ko jël jox ko nit ñi rafetul jekkul jaaduwut. jërëjëf bu doon autorité yi ñoo koy lekk duñ ko teg foofu. merci beaucoup jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Djiby Sène nuyu ñu waa nax yëpp gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média daan corona la woon ci RFM fa lañ ca yem ak yéen gërëm ñi ñu ci àndaloon gërëm leen ñi bëggoon a dugg tey waxtu yu mayu ñu ko ñoo ngi ciy jéggalu ci kanam tuuti daañu ñëwaat ànd ak yéen ci seen émission xalaas ak